Midi Culture. coowul pétrole beek gaz bi doyen des juges moo ngay wéyal déglu gi tey Souleymane Ndéné Ndiaye ak Samuel Sarr la woolu kuréel gemb maire yi moom booba fekk na ñu daal di ànd ci dogal bi président Macky Sall jël ngir dàq élection bokk moomeel yi di élection maire yi ki leen jiite sax li mu wax moo di nguur gi ak ñi fari ci kujje gi ñoo ci déggowoon ba noppi Tiwaawoon nekk jamono ji sele bu yoonu taalibe Tijaan yu bëri taxit kon jaaykat yu bëri riir utali fa waaye it nee nan ñu ngi cay gis seen bopp bu baax a baax ca jëflante ga reportage bi tey sax foofee ca Tiwaawoon lay doon ak dawalkat yi Jakarta yi nga xam jamono ji ñoo sàlloo wàllum dem bekk dikk bi taxit ñu daal di yokk seen paas la ko sabab nee nan kon takk der yi leen sonal li mbokk ak leneen buñ ci noppee dinañ ci boole nee ni ponk ba ci biti réew tàggat yaram soogaa dugg ci pàcc bi nu jagleel aada ak cosaan mu gën caa fës kon Bordeaux bi nga xam si tey ci alxames ji lañ koy tëj gëstu bi tey ñuy waxtaane gaaya di dëkk bi Seydi Hadji Malick Sy gane àdduna nataalu Cheikh al Islam ba ci yoonu gàmmu gi dinañ waxtaane itam journée internationale de l'écrivain nataal bi gan gi ak li yëgle kay yi xëye tey mooy buural Midi Culture ñu ñaanalante Daouda Gueye moo nekk ci machine bi. Midi Culture. Midi Culture ngeen ci ànd ak Serigne Saliou Seck maam ci mbégte ak contentement bu mag di leen ko faram fàcceel na ma leen ko waxee ca bopp ba rek la ñuy duggee génn ci yaatal gi mu di kon Samuel Sarr ak Souleymane Ndéné Ndiaye mi fi nekkoon ilimaani jëwriñ ci jamonoy président Abdoulaye Wade ñoom nag jamono ji ñoo war a daal di waxtaan ak doyen des juges lépp nag mi ngi jëm ci coowul pétrole beek gaz bi nga xam si dañ cee tudd ki nga xam si moo di Aliou Sall di rakki président Macky Sall waaye tamit di Franck Timis ñu wax ci leneen di kon li nga xam si moo di élection bokk moomeel yi moom nag dañ ko daal di dàqu ba atum 2021 loolee nag nekk mbir moo xam si ñi nga xam si ñoo di kuréel gi ëmb maire yi nekk ci réewum Sénégal daal di nañ ci ànd ñoom nag li ñu daal di xamle moo di déggoo la bu amoon ci diggante kujje gi ak ñi nga xam si ñoo di waa nguur gi di pouvoir bi loolee ki ni gisee moo di secrétaire général association des maires du Sénégal di Mbaye Dione ñu teewlu ay kàddoom. président Macky Sall lancé dialogue national bi biir dialogue boobu dialogue politique bi dafa tàmbali acteurs yi ko bokk nag muy ñu nekk ci kujje gi ak ñu nekk ci nguur gi ñoom ñëpp dañu d'accord ne war nañu saytuwaat ne ñuy fale maire yi ak président conseil départementaux yi ak liste yi ni ñu koy tabbe loolu nag bi ñu koy xalaat boobu élection yi dëgmal na parti yëpp d'accord ne bu fekkee mesures yi réforme yi ñu bëgg ci code bu ñu ko bëggee appliquer ci élection yi di ñëw dana jafe pour ñu def élection yi ci date ci la ñu d'accord jébbal président de la république ne d'accord nañu pour reporter élection yi ci la président sukkandikoo pour ne nañu reporter élection yi li ci yees nag mooy duñ ko état gouvernement bi di wax booba fixé wuñu woon date waaye ngir méngoog li yoon wax le ministre de l'intérieur dafa jël dogal démb ne date élection yooyu mënul wees le 28 mars 2021 muy loo xam ne dañ koy rafetlu parce que dafay conforter suñu légalité donte suñu mandat véritablement biñ ko xayma woon bu njëkk ba jeexul yoon am na sañ-sañ proroger ko li ci nekkul woon yoon rek mooy ñu bañ a fixé date comme gouvernement bi fixé na date nag wax dëgg yàlla mën nañu lu dul ñaax ñi nga xam ne ñoo yore dialogue boobu ñu gaawtu ba lépp loo xam ne d'accord nañ ko ñu jébbal ko président de la république lu ñu d'accordul tamit ñu jébbal ko président mu am sañ-sañ xool la mu cay def te njort naa ne la muy def intérêt réew mi la intérêt démocratie bi la. kaddu yi Mbaye Dione nekk secrétaire général association des maires du Sénégal ñu wax ci leneen ak géej gi nga xam si daanaka weeru janvier ak léegi daal dinay faat lu toll ci juróom-benn fukki doomu aadama ak benn loolee ñi ko xamle moo di kon chef de la division de la sécurité des pêcheurs artisanales ñoom nag loolee moo sabab jamono ji ñuy amalub tournée ci biir réew mi ngir daal di gën a daal di ŋàññi xelu askan wi jëmale ci ñuy dugg ci géej geek ñu teey ci ñu teelu ci loolu kon capitaine Adama Faye mu yore seen kàddu. accident yi bëri na bëri waaye boo xam ne wax dëgg yàlla il faut ñu jéem a waxtaan ba nga xam ne ku ne dafay xam lan moo la war vraiment pour jéem a moytu jafe-jafe yooyu am biir géej. boo xoolee li commencé ci weeru janvier ba ñëw ci weeru octobre daanaka am nañu juróom-benn fukki accident ak ñaar te lu mot juróom-ñaar fukki nit ñàkk na ci ay bakkanam waaye it sauvé nañu lu mot ñetti téeméeri nit ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn ci ñoo xam ne dañoo amoon ay accident sauvé nañ leen ba wax dëgg yàlla kenn ci ñoom bakkan faatuwul ci wàllu xaalis aussi ci yàqu-yàqu matériel yi dem nañ ci lu mat juróom fukki millions ak juróom ci loo xam ne yàqu na ci ay matériel bi ñu dooree janvier ak léegi yooyu aussi wax dëgg yàlla muy lu ñuy mettitlu lu wecee xalaat ak ñoom ci bala ngay dem géej lan nga war a njëkk def yan waajal nga war a jóge nga war a def bala ngay dem géej.
mi ngi noonu kon ngeen di wéy di déglu Midi Culture ci rajo King FM midi moo jot ba tegal juróomi simili. King FM, première radio digitale du Sénégal. ñu utali Tiwaawan wax ci gàmmu gi jamono ji nag xel yu bëri fa la utali rawatina taalibe Tijaan yi loolu it moo sabab jaaykat yu bëree bëri daal di fay dem ngir amal fa seenum jënd ak seenum njaay waaye nag li ñu daal di xamal sunu naataango ba fa teew moo di nekkoon ñu ngi cay gis seen bopp bu baax a baax ñu teewlu ñenn ci ñoom ab micro trottoir la bu Papa Madiakhate Sarr. li ma mën a wax ci njaay mi mooy sant yàlla rek sant yàlla quoi parce que njaay mi mën naa ne dox na doxul mais nag sant yàlla quoi alhamdulilah ñu ngi jaay daal bu dee gàmm gi moom macha allah dina dox bu baax quoi mais bu dul gàmm tamit dina tane daal. waaw danoo jógee Touba ñëw jaay si fii ci gàmm gi wax dëgg sa yàlla yëg nañ ci suñu bopp te gàmm gi commencé gud wax dëgg sa yàlla njaay mi client yaa ngi génn ñi ngi jënd normal ñi ngi sant bu baax bisu waaju baax la nag Seydi Alhaaji Malick Sy moo xewle ñu jógee Touba ci bisu Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul ex fii ci bisu Seydi Alhaaji Malick Sy di ci yëg suñu bopp te commencé léeg-léeg da ngay gis koo xam ne nii day ñëw waxaale dem am koo xam ne nii day ñëw jënd dem loolu yëpp yow mi nga xam ne yaay jaay yaa ko mën a maîtriser quoi des fois nag clients yi dañ la xone lool mais il faut nga maîtriser ko parce que yaay jaay parce que loolu rek dara mënul ñàkk. ñu ngi dalal gan yi ñoo ngi defar kër yi ñoo ngi jënd ngir bëgg a bégal gan yi rek incha allah ci bés bu màgg bi rideau ak darab laa doon jënd pour bégal gan yi rek defar xam nga rek Tiwaawan moom defar ba mu baax rek defar ba mu baax macha allah. mais nag wax dëgg sa yàlla kontaan nan bég nan wax dëgg sa yàlla. mi ngi noonu kon Tiwaawan googee la ñuy des ak dawalkatu moto Jakarta yi nga xam jamono ji ñoom ñoo sàlloo wàllu dem beek dikk bi loolu tamit moo tax jamono ji ñu daal di yokk seen loxo bu baax a baax nee nañ bokk na ci mbir mu ni mu ko waral moo di kon takk der yi mayu ñu leen jàmm benn yoon reportage foofee ca Tiwaawan Papa Madiakhate Sarr. foo gestu seen leen ci biir dëkk bu sell bi di Tiwaawan moto Jakarta yi daanaka ñoom rek la askan wi di jëfandikoo ngir dem ak dikk dawalkat yi ruqu dëkk bi yëpp la ñu miin. bii moom Jakarta yi moom ñooy jàppale gars yi moom. waaw c'est que da ngay am sa bagage tuuti doo mën a jël tata doo mën a jël clando taxi ngay mën a jël fay ko 300 mu yóbbu la. dagg 6 000 fas yéene yóbbu gan yi fu bëgg a dem rek. waaw fu gan nekk rek ñun moom fu gan ñëwee moom fa mu wax rek xam nañ ko dañ ko fay nga yóbbu waaw. ci jamonoy mawlid gi nag nga xam ne clients yi dañuy bëri loolu njëgu transport bi dafay yokk. non transport moom dañ koy yokk moom waaw 1000 francs 2000 jëm kaw waaw mooy loolu ndax gàmmu gi moom dafa nekk loo xamante dafa xat quoi te mooy loolu bu dee jaar ay diggante yi xat police yi di ay ñu fexe ba yóbbu la fa nga bëgg a dem loolu rek te ñun rek ñoo la mën a yóbbu. donte ne ñu ngi gis seen bopp bu baax ci liggéey bi dawalkatu moto Jakarta yi ñu ngi jànkuwante ay jafe-jafe yu bari. bu gën a jege dama arrêté c'est que mën na dox mais mën nga dem ba gaañ ci nit am ci problème lépp la nga xam ne liggéeyoon nga ko nga mujj ko dugal ko ci wala oto tampon la yaa ma gën a xam daal. moom foo jaar na la solal ala sa kas ay waroo jaar fii ak di la jàpp yi xamante yi ñàkk fu la waaw yenn saa yi mooy loolu. mais nag yenn saa yi nag gars yi dañuy sonal moom mais nag moom booy reste sa casque digg dox lu wóor ku la ëpp gars nga taxaw boo taxawee ñu mu wax la nga dégg boo defee naka su noonu mu wax la ko nga déggal ko jàmm ngay am. jafe-jafe yooyu nag ak tàngoor gu metti gi terewul ñuy kaaf ak a ree ci seen biir. Papa Madiakhate Sarr fii ci Tivaouane pour rajo King FM. cant ngërëm ñeel na la bu baax a baax Papa Madiakhate Sarr di sunu ndaw la nu teewal kon foofee ca Tivaouane jaar benn dëkk ñaari gaar utali aéroport international Blaise Diagne midi moo fa jot ba tegal juróom-ñeenti simili. bàkk boobee xibaaru biti réew yi lay yëgle ak ñun ci studio bi Kumba Ba maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Serigne Saliou nuyu naa auditeur ak internet yu King FM. Côte d'Ivoire lañ koy doore ak avocat yi doon layool Blé Goudé mu mel ni ñoom mujj nañoo génn ca procédure ba. Charles Blé Goudé ndax dañ koy àtte ca Abidjan am déet waaye daal li leer mooy tàmbalee ñaar fukki fan ak ñett ci weeru octobre ba léegi ñaari audience technique am nañu diggante ay avocat wam di ñi koy layool naka noonu ay magistrat yu chambre de l'instruction bu tribunal bu Abidjan. waaye nag seen ñetteelu ndaje démb daal mujjul gudd ndax avocat yu Charles Blé Goudé ñoom dañoo gedd daal di dem moom nag Charles Blé Goudé sax liñ koy toppee moom mooy crime de guerre ak crime contre l'humanité ki koy topp di cour pénale internationale waaye nag dañ koo acquitté woon ñoom waa cour pénale internationale ci weeru janvier atum 2019 ba tey foofee ci La Haye waaye nag mu ngi xaar li nga xam ne moom mooy appel ki ko war a def di procureur bu CPI. Burkina Faso la ñuy utali foofu moom ab cong bu am ca bët
gànnaaru réew ma moo fa def fanweer ak juróom-ñaari doomu aadama yu fa ñàkk seen bakkan. ab autobus la boo xam ne ay doomu aadama yor ay ngànnaay ñoom ñoo ko visé ci àllarba démb la woon ñu bëri ci ay liggéeykat ñoom nag la ñu gisul ba fii ñu bëri it jëlee ci ay gaañu gaañu ba ñu ngi ci hôpital ñu rawale leen moo tax ñu ne kon jafe nañu def bilan bu définitif ndax xamaguñu lim gi ci ñaata la toll lool rek lañ jàppandeegum li leer daal moom mooy lu toll ci juróom-benn fukki doomu aadama wala lu ko ëpp doon liggéey ci mine bu Semafo nekk ci bët penku bu dëkk ba ñoom daal ba tey kenn gisagu leen ñenn ci ñoom dañoo tiit ba daw dugg kon ci brousse bi di àll ba waaye nag nee nañu incident bi mu ngi am ci zone boo xam ne mbirum téléphone réseau bi neexu fa trop looloo tax ba ñu leen waroon wallu ak renfort yi daal yéex a yegse. L'Amérique di États-Unis la ñuy jeexalee xibaaru biti réew yi wax ci Donald Trump ak mbir yamu nar fukki fan ak ñett ci weeru novembre bi ñu dëgmal la. kon procédure yi nga xamante ni moom moo ñeel jëlee fa Donald Trump la audition publique yi njëkk yi ci boobu la procédure kon nee nañu dinañ ko tàmbali ci semaine bi ñu jëm diggante àllarba jàpp aljuma ki ñu njëkk dalal nag di ko auditionné moom moo nekk ambassadeur bu réewum États-Unis ci Ukraine moom Bill Taylor à huis clos nag daf leen xamaloon ni ki nga xam ne moo njiital États-Unis njiital Maison Blanche kon di Donald Trump daal am loxoom dafa sóobu woon bu baax ci pression yi amoon ci élection falug njiitu réew foofee ca Ukraine kon spectacle bi Serigne Saliou léegi mu tàmbali foofee ca États-Unis la ñuy taxaw tey ci xibaar yi soxal biti réew. cant ngërëm ñeel na la bu baax a baax kumba ba ci xibaaru biti réew yi xibaaru tàggat yaram la ñuy jàll. Tout de suite, le sport. Now, sports. xibaaru tàggat yaram yi 12h12 tënk lay doon dañ koy tàmbalee kon ak coupe du monde U17 di ñi nga xam si amaguñu fukki at ak juróom-ñaar équipe nationale bu Sénégal nag démb lañ ko dóor ci huitième de finale yi waa Espagne ñoo def lu ni mel ñaari ball ci benn lañ daal di dugal guney Malick Daaf yi nag ñoom kon foofee la ñuy daal di mujjee yam naam ni kon ki leen di tàggat nee na ñoom équipe am bi dem nañ ci ba jeex te it gërëm na leen bu baax a baax ci seen taxawaay boobee ci ak fàttali sax bii mooy bu njëkk équipe bu Sénégal rawatina U17 yi di bokk ci ab bile coupe du monde Espagne nag dina laale ci quart de finale yi ak kii nar a gagné ci diggante France ak Australie football Ligue des champions tamit bi doon am démb jàpp leen ni Belgique wala sax waaw club bu Belgique bu Mbaye Diagne moom nag démb dafa nërmeelu ci Bruges bu Mbaye Diagne dafa nërmeelu ci kanamu Paris Saint-Germain bi Idrissa Gana Gueye moom Mbaye Diagne nag dafa raté benn penalty tax presse ba nekk foofee kon ca Bruges presse bu Belgique yëpp daal di koy amee moom nag moom lañ xëy def à la une daanaka waaye tamit di ko xas ca rajo yi ak ci télévision yi daal di gis ni moom Mbaye Diagne mi yëfi maa tey dëgg la daal di def démb bi ñu doon jongante kon ak waa Paris Saint-Germain ñu jeexalee xibaaru tàggat yaram mi ak wàllu làmb jàpp leen ni stade Iba Mar Diop bi nekk ci Médina dañ koy tëj fanweeri fan ak benn ci weeru décembre bi nu dëgmal dogal boo xam si jëwriñ ji sàlloo wàllum tàggat yaram di Matar Ba moo ko jël moom nag li mu xamal kon ñiy tëgg làmb ak ñi la di mbër yeeg promoteurs yi moo di ne kon jamono ji làmb moom ku ko bëgg a tëgg faaw nga daal di utali arène nationale ba nekk ca Pikine li mbokk yi aslëf la woon ci xibaaru tàggat yaram yi xibaaru caada yi bu bàkk bi daanoo tàbbal nu ci faram-fàcce gi. xibaaru caada yu wér te wóor. dañ koy tàmbalee wax ci burdu bi nga xam si dañ koy tëj tey jii ci alxames ji fële ca diwaanu Tiwaawoon loolet moo sabab ñu defub taxaw seetlu jëmale ko ci burdu populaire nekk mbir moo xam si daanaka Abdoul Aziz Sy Al Amine moo ko daal di digle woon reportage Aminata Ba. ñu koy dégg ci koñ yi taalibe cheikh yi yëpp di burdu li waral ñu koy def ci seen dëkkuwaay yi ndigal lañ ci jot Pape Ngom. ñun ku ne xam na ni amoon nañu yéene jël suñu oto dem ba Tiwaawan waaye kilifa yi macha allah yombalal nañ ñu liggéey bi nee nañ ñu ku ci nekk fa nga nekk mën ngeen fa burdo loolu moo waral ñu yem fii Bambilor di fi burdo ndigal loolu noonu mu ngi jóge woon si suñu sëriñ Abdou Aziz Al Amin. taalibe yi ñu fekk fii ci juma Bambilor yëg-yëg bu mag la ñuy am bu ñuy burdu soxna Ndey Xadi ñoon di kenn ci ñoom. lu bëri lañu yëg ndax Mawlaana bi ñu yëkkati rek tey séer bi la ñuy jëkk a jàng bu ñu paree teg ci Mawlaana xale bi tey boo ko laajoon mu wax la ko macha allah muy lu neex loo xamante nag ñun dañu ci yar. gën a xamle doomu aadama yi ak seen borom taxoon Seydi Hadji Malick Sy radiyallahu taala anhu doon amal fukki fan burdu bu ñu sukkandikoo ci oustaz Mamadou Sow. burdu bi 10 jours yi mooy séminaire la ngir tàggat doomu aadama yi nga xamante ne ñoo war a màggal ci
guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu préparé leen ci fukki fan yooyu wax leen jikko yonent bi wax leen kan mooy rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waaye wax leen kan mooy Cheikh Seydil Hadji Malick Sy radiyallahu taala anhu ba nga xam ne bu ñu ñëwee danañu mën a gàmmu te duñu jeng jëm ci bàkkaar yi. ay fan rek desandi ñu gàmmu tax ñuy amal burdu fépp ci réew mi ngir rek waajal xew-xew diine bu mag bi. jaajëf Aminata Ba ñu woyal kon waxtaane gàmmu gi ba tey waaye bile yoon ñu defu gëstu jëmale ko ci gaaya di dëkk bi nga xam si Seydi Hadji Malick Sy radiyallahu taala anhum foofee la daal di gane àdduna foofee itam la ki nga xam si moo di Mame Fawade Wele di way juróom wu jigéen di noppaloo ba ci kon Mame Alpha Mayoro Wele nekk nijaay ci moom John Mbodj moo nuy gën a xamale gaaya. gaaya mi ngi nekk ci département bu Dagana ci biir Waalo mu nekk nag dëkk bu am solo lool ci yoonu tarixa cheikh ndax Seydi Hadji Malick Sy radiyallahu anhu fa la gane àdduna ci atum 1885. ñett fii la ko defee fii la gane àdduna fii la dalee Basin Mimara fii lañ ko jox xaalu seexu naam waaye dëkk bii di gaaye leeru Cheikh Seydi Hadji Malick Sy wër na ko ñeent fukki at ak juróom-ñett di wut kan mooy ndayam kon muy dëkk boo xam ne dëkku leer la. ca gaaya googee sax fa la ñu denc nijaayam maam Alpha Mayoro ak way juróom bu jigéen di Mame Fawade Wele ba tax barab bu ni mel fu nekk la doomu aadama yi di bàyyikoo ngir man faa ziyaare. bërëb bi ñu nekk nag mooy fi ñu denc Mame Alpha Mayoro Wele mooy nijaayu Cheikh El Hadji Malick waaye mooy sëriñam ni ko Cheikh El Hadji Malick waxee ndax Cheikh El Hadji Malick moo wax ni nijaayam mooy sëriñam moom la wóolu mooy wéeruwaayam. gaaye nag mënuñu koo tudd te xel du dem ci garabuk Dakar gi ñu duppee Dakar Ndumbe Jóob fii nag bëri na lool ay kéemtaan yu fi xew lépp bawoo ci Seydi Hadji Malick Sy. waaw Dakar gi Dakar Bambari la tudd Mame Fawade Wele balaa Seydi Hadji Malick sax Mame Fawade Wele foofu la daan toog Pout wala mu am ay jaamu yàlla mu war a def ci Dakar gi lay dem toog foofu ci taaru Dakar gi def fa ay lawraatam Dakar gi nag yàgg na ndax suñuy bàyyi sax fii lañ ko fekk yàlla def encore Dakar gi nekk ci tool bi Seydi Hadji Malick. béréb la boo xam ni maam Cheikh Seydi Hadji Malick daf sa def ay kéemaan su masaan jógee Ngambu Cule su bëggee jëm ci dëkk bi bu ñëwee ba ci foofu la daan toog nappalu jullee fa tàkksaan def fa yum fa def daal di dugg ci dëkk bi. am na benn taaliba Seydi Hadji Malick ba nga xam ni xadamam la mu xadam ginne la woon ci Dakar gi la dëkkoon boo gisee la tax Dakar gi lu mu fay yàgg këru ginne la woon waaye mu taaliba Alaaji mu xadam Alaaji Malick la woon waaye yàlla def na benn taaliba wala benn ginne mosuma jombal benn nit ci dëkk. bokk na ba tey ci kéemtaan yi dëkk boobulee teen bii ci gaaya nga xam ni Mame Fawade Wele yaayi Maodo fa la daan rootee bu ñu sukkandikoo sax ci mag ñi nee nañu teen boobulee ba fa duggee sa aajo faju. teen bi nag lépp li nga xam ni soo ko gëmee ci mag ñi baatin bi ñu ci def ak saafara jàngoro joo mën am boo demee ba ci ndigg dugg ci dex gi jàll dun bi dem ba ci teen foofu la Mame Fawade Wele daan root boo ñëwee dugg ci teen bi yaa ngi feebar boo xam ni xamuñu sa jàngoro soo duggee ak sa yéene faju boo duggee ba ndoxam jumbax fii nga dugg ñaan sa soxlo sa ngoog moom wàcc yàlla may la saafara. gaaya gu Seydi Hadji Malick Sy gi nag at bu nekk dañu fi amal gàmm gu mag ñu di ko duppee gàmmu gaaya tax na fu nekk la mbooloo di bàyyikoo ngir teewe bés bile waaye tamit amal fi ay ñaan ak i ziyaara. canta ngërëm ñeel na la Dior Mbodj dañuy wéyal ba tey waxtaanee gàmmu gi bile yoon ñu wutali Kaolack rawatina Medina Baye waxtaane ki nga xam si moo di Cheikh al Islam Mame Ibrahima Niass moom nag nekkoon nitu yàlla nekkoon tamit panafricaniste nekkoon diplomate Maymuna Ñing. juróom ñeenteeli doom ci soxna Astou Dianka ak El Hadji Abdoulaye Niass sang bu tedd bi di Maulana Cheikh al Islam Cheikh Ibrahima Niass ngi gane àdduna atum 1900 ca Taïba Niassène ci gox bi le sax la tàmbalee jàngam Baye Niass borom faydu Tijaaniya doon na ko xër ci diine islam ndax loxoom mës a jóg ci luy jëmal diine ji kanam ba tax ñu jagleel ko turu panafricaniste Mame Baye Niass nekkoon nit bu ñuul bi njëkk jiite mosquée Al Azhar bu Égypte ba ñu jox ko fa turu Cheikh al Islam mu tuubal ay junniy doomu aadama ci yoonu lislaam ngir raxas seeni xol sotti ci ndoxum yàlla lépp mu jaarale ko ci faydu bi firnde gi mooy ca réewum Nigéria am na fa taalibe yu bëri te yamul ci réew boobu dong. Baye Niass nag suñ koy misaal ci ñett ñi maanaam géej la ndax dafa fekk wilaaya baayam alhaji Abdullahi waliyu yàlla la woon baayam tamit di Muhammad di baayu alhaji Abdullahi mooy maamu Baye Niass kooku di waliyu la woon ndax Baye Niass kenn jàngal ko alxuraan lu dul baayam tamit kenn jàngal ko alxuraan ba mokkal ko lu dul baayam suñuy xool lay tegtal ne borom xam-xam
taxawloon borom may la woon mu ne nañ xool ci Ibrahima Niass faydatu tijaan yi nag su nekkee ne nekk nga taalibe Baay jàpp tariqa tijaan yi dugg ci faydu bi tarbi yu xam sa borom da nga xam yàlla balaa mbindeef mi fan la yàlla nekkoon su lépp jeexee fan la yàlla di taxaw yow noo mel ak yàlla def la jëlee ci boppam wala def la jëlee feneen fu dul ci boppam. suñu nee Baye Niass mooy l'international lu wér la ndax ci atum 1960 lañ ko fal membre du conseil supérieur de l'organisation du bien-être islamique fële ca Caire ñaari at ginnaaw loolu ñu def ko vice-président bu congrès islamique ca Karachi ñu teg ci ñeenti at mu bokk ca conférence ba amoon Accra ñu fa doon waxtaanee thème boobu di le monde sans bombe atomique. 1969 ki di Cheikh Al Islam teewe na assemblée constituante association des universités islamiques bu Fès ba ñu fal ko fa membre comité exécutif góor yàlla bi ngi génn àdduna bésub 26 juillet atum 1975 ba muy am juróom-ñaar fukki at ak juróom ca hôpital Saint-Thomas bu Londres. jaajëf Maymouna Gningue Midi Culture midi moo jot ba tegal ñaar fukki simili. Le portrait du jour. mi ngi noonu laataa ñuy yegg ci portrait bi daaw dañu waxtaanee kon bëccëg gi àdduna wërngal këpp jagleele bindkat yi fii nii ci dendu Afrique loole nag saa yu juróom-ñaari fan ci weeru novembre yegsee ci lañ koy màggal fii nii ci réewum Sénégal moom naam ne ñi ngi daal di bind ay livre ay roman ak mbir yu ni mel li ñu daal di nemmeeku moo di ne yeneen nit moom li nga xam si moom la ñuy jëfandikoo moo di leneen lu dul liir nekk tamit mbir moo xam si neexu leen benn yoon Kumba Ba. fii ci Sénégal bindkat yi ba tey ñu ngi wéy di am cofeel ci bind ay téere waaye nag seetlu gi mooy ñu bari ci askan wi rawatina ñi gën a féete ndaw dañuy préférer dem ci internet bi di def ay jeu loolu nag taskatu xibaar bi di it ab bindkat Mame Fama Camara di wax ni warut nekk. production bi ñu ngi fi mais lecture bi moo def mais parce que nit ñi léegi duñu lire ba pare dañuy préférer dem internet wala nekk ci jeu yi plutôt que jënd livre daal moom jafe na torop Sénégalais yi actuellement. tayal boobu askan wi rawatina ndaw ñi am moo waral ba Ramatoulaye Cissokho daal di taxawal li mu dippee un mois un livre un narrateur di fu muy dajalee askan wi mag ak ndaw indi ku leen jàngal téere xalam gi di joll ci suuf. chaque mois ñu indi livre bu bees ñu toog ak ànd ak nit ñi xale yi mag ndaw pour jigéen def session boobu nit ñi ku ne fekkee ko su ko defee nag nit ki mën na dem bu paree dem ne livre bi de dama ci dégg neex na ma xaama dem wuti ko mu nekk nag promotion wu ñi nga xam te ñuy bind livre bi mën a jar ci bind tamit mën ci gis boppam. donte ni am na budget bu nguur gi taxawal ngir jàppale ko ñi di bindkat yi bëri na ay gàllankoor yu leen tere amal seen liggéey ci anam bi mu waree. man je trouve que écrivains yi daal gisuñu ci seen bopp parce que déjà fii dañu war a di organiser ay prix ay concours pour écrivains yi di am ay prix te yeneen dëkk yi soo gisee dañuy def ay prix di encourager écrivains yi di leen offrir ay possibilités ñuy dem ci ay lieux yu calme di bind yooyu yëpp ay possibilités la mais yooyu yëpp amul Sénégal. moo xam ay roman ay téere sunu bindkat yi ba tey ñu ngi wéy di am pas-pas ci bind ak liir waaye nag jënd livre wala sax toog di ko liir doon na lu sénégalais yu bari sàgganee muy situation boo xam ni bu jara tiit la ndax sunu ndaw ñi dañ leen war a tàggat bu baax te ñu sopp lii di jàng téere yi. jaajëf Kumba Ba Midi Culture ñu jàll ci nataal bi. Le portrait du jour. tey nag ñu leen di fàttali Safi Faye nekk ki nga xam si moo njëkk a réalisé ab documentaire fii nii ci dendu Afrique moom nag mi ngi judd atum 1943 ci Ndakaaru Aminata Ba. nekk réalisatrice documentaire bu njëkk fii ci Afrique Safi Faye di itam anthropologue ethnologue ak féministe sénégalaise mu ngi génn ci àdduna ci atum 1943 fii ci Dakar mu nekkoon jàngalekat ndax mu ngi am diplôme bi ci école normale bu Tëngéej Paris la jàngee cinéma ci atum 1972 la réalisé court métrage bu njëkk duppeeku La Passante ci atum 1975 la amal benn long métrage di Lettres paysannes wax ci jafe-jafe yi baykat yi di dund ci gox-goxaat yi ñaareel long métrage am mu ngi ko amal ci atum 1979 di Fat Dial mu tourné ko ci dëkk bi mu fekk baax mu fay méngale démb ak tey mu daal di ciy jot raaya Georges Sadoul ak yeneen Safi Faye liggéey na ak ay programme yu nekk bitim réew ci wàllub télévision yu ci mel ni Gob Naanu ak Man Sa Yaay ci atum 1979 Les âmes au soleil ci atum 1981 1996 mu daal di génne long métrage fiction bu njëkk duppee ko Mosaan
mu fay wax benn ndaw su jigéen bu bañoon sëy bu ay waajuram bëggoon koo dugal ci at moomee lañ daal di projeté film bi ci festival Cannes ci atum 1998 festival international de film de femmes Crétel daal di koy décoré Safi Faye ñëpp ràññee ko ndax ay documentaire yi muy def mu wan yoon wi ay jigéen yu bëri ku ci mel ni Rose Bekal bu Gabon ak Yanba Léonie bu Centrafrique. jaajëf Aminata Ba Midi Culture ñu jàll ci gan gi. Midi Culture ganu xibaar yi tey Tiwaawoon la ñuy dem fekki fa Mohamed Habib Kébé nekk kon ci commission culturelle bu gàmmu Tiwaawoon atum 2019 bi laaj ak tontu dox na ak diggante Pape Madiakhata Sarr mënu fa yebal. Mohamed Habib Kébé ñu ngi lay nuyu nga bokk ci commission culturelle nekk tey sunu gan ci Midi Culture. ñu ngi lay fay bu baax waa rajo Ken FM. ndax mën nañu xam ana lan moo di mission commission culturelle bu Mawlid fii ci Tivaouane. xam nga commission culturelle moom daanaka moo indi lépp ndax Cheikh Al Hadji Malick loolu la taxoon mu ñëw Tivaouane mooy jàngale ndax ba ñu bëggee ku leen tafsiral alquran lañ leen wax ni bu ngeen amee ku ñuy wax Cheikh Al Hadji Malick bu leen firilee da ngeen kontaan kon wàllu culturel bi buñ koy wax mooy xam-xam bi loolu la sampe woon Tivaouane léegi nag yaatu na lépp gi ci biir waaye nag il faut commission culturelle am pour maanaam bourde populaire yi ñan ñoo ko war a waxtaan ak boo demee zawiya ba ak nga ñëw jumaa sëñ Babacar comme biig ni ma firee 8e bunt bi nga xam ne commission culturelle bi ñoom ñooy waxtaan di dem ci bourde populaire yi di waxtaan ci xam-xam di waxtaan ci bourde di waxtaan ci lépp di ñëwaat tamit di nekk ci plateau yi di yee nit ñi di jàngale bu dul loolu tam mission bi mooy nekk ci école yi nekk ci daara ji bu gàmmu jotee nga bàyyi lépp taxawu xam-xamu yëf. ren commission culturelle bi lan la indi ci gàmmuk ren gi. li ñu indi ren nag mooy benn way boo xam ne mi ngi nekk ci biir téere bu ñuy wax nuuniya téere bu jafe la bu Cheikh Al Hadji Malick ca ngay dégg naa ilaahi yaa ilaahi ay sururun fii yooyu ca la ko waxee waaye mu am nag benn way buñ ci génne wa mawliduhu bihi sharafun wa xiiru fa fi taazimi in jaahu sujuni nee na way boobu nag moom la indi ren ne nañ ko détaillé léegi nag dafa wax sharafun wa xiiru tey buñ doon wax dañ naan sharaf tedd nga ak yiwte kon gàmmu Tiwaawan xam nga lu mu indi ren commission culturelle mooy nañu waxtaan ci tedd ngay Muhammad ak yiwteem tedd nga buñ koy wax du miracle mooy tey jii yonent bi nit xëpp na ko ndox mu baal ko doon na toog di julli nit ñëw di tuur ndox fa muy jullee summi tubayam ngeen baal ma mu ni bàyyi leen ko ba mu paree mu sotti ca ndox kooko wàññeeku waat ne ko gëm naa ne yàllaa la yónne façon yooyu lañ bëgg nee na ñu indi ko pour buñ jugee ci gàmmu gi boo demee kër boo dee jàll nit dëgg sa mbubb mu xotteeku wala nit toj sa kaas nga bàyyi xel tedd nga ne xam ne def nañ yonent bi lu ëpp loolu. ñu gis ne waxtaan yooyu ngay wax burdu populaire yeeg burdu yi am ci zawiya yi ñu gis ne ndaw ñi fës nañu ci lool ren jii maanaam ndaw ñi nga xam ñoo nekk ci njaboot gi taxawaay boobu it lan moo ko war. waaw xam nga loolu depuis 2012 Serigne Mansour bi muy nekk xalifa général des Tidianes ànd ak Serigne Cheikh Rakam Al Maktoum ca Dakar waaye Serigne Abdoul Aziz Al Amin mu tedd mi nga xam ne mooy suñu Serigne di suñu kilifa ñoom ñoo joxe woon autorisé ne ñëpp duñu agsi Tiwaawan ci fukki fan yi kon na ku nekk toog fa nga toog nga burdu boo gisee ne ndaw ñi yëg seen bopp mooy lañ ci yëg nag lañ naan olof naan la mu saf ko macca ko xam doo mën a am mot vocabulaire booy utiliser pour wax ni lii moo tax ndaw ña kii ci parce que tamit sa sëriñ mën naa joxe ndigal pare ndigal ga du wéy kaddu bi moo neex way yi moo neex yonent bi moo neex loolu la mën nañ ni sax loolu lañ ci yëg moo tax xale yëpp sawar ci fa tabarakallah. Mohamed Habib Kébé ñu ngi lay jaajëfal. ñu ngi leen di delloo jaajëfal waa King FM yal na yàlla fay leen mbokk mi. jaajëf yow tamit Papa Madiakhata Sarr Midi Culture ñu xooli li yéegekaay xëye tey li si yéenekaay yi ak Serigne Saliou Seck. ndombal tànk léeg-léeg ñu takkal la ko ci sa tànk mu rafet ba àgg ci lool ba foo jaar gaa ñi ràññee ko ndax gëdd ba nu lay jox waaye ndombal tànk léeg-léeg ñu takkal la ko itam ndomba ga jatang la ba doo toog doo taxaw Le Quotidien lu ni mel nag daanaka mënees na noo wax ni moo dal procureur de la république ubbil journal bi yéenekaay bi nataalub Serigne Bassirou Gueye bu mu melee ni ku sonn la xëy fesal ci xëtam boole ca dinu xamal ni procureur jamono ji bu mënoon a dar ñaari noppam yuuxu dina ko def la tax ñu wax ko te itam te tax ñu war koo gëm journal bi nee na moo di procureur jamono ji dossier yi nekk ci am ndoddam moo bëri te yëpp bu ci nekk tàng nga ba àgg ci jéer lu ci mel ne drogue bu bëri benn jàppe woon ca port bu Ndakaaru ci biir réewum Sénégal coowul bali fite leenu jàppe woon ca Pire itam dossier ba procureur Serigne Bassirou Gueye moo ko yore ñu yore woon bali fital yooyee ba nu jàpp leen libération nee na yóbbu nañ leen kaso ubbil journal bi yéenekaay bi ne Malick Tall Ndiaye ak Ahmed Ndiaye démb lañ leen déglu bi nu noppee ñu fëgg leen tuumaay association de malfaiteurs di lëkkaloo di defi ñaawteef détention d'arme di yorey ngànnaay ci lu nu amul ndigal ba ci bëggoon a lëkkaloo ki terroriste def fii njombe gannaaw loolee lépp ci lañ leen yóbbee kaso dóor leen mandat dépôt keneen kuy am lan tekk yoon moo di Pape Massata Diack ubbil libération journal bi ne Pape Massata Diack doomi Lamine Diack
inculpé nan ko. L'Observateur ne Pape Massata Dia kay tey ci alxames ji lañ koy déglu ci coowul ger liñ koy tudd ca I2AF te nag bokk na ci li àttekat yi war a lijjanteeg moom milliards yu bëri yi nu gàll ci ndoddam ba pare di ko ca tudd. wàllum yoon ba tey ci réewum Sénégal moo di coowul Petro-Tim bi feneen fu ñuy tudd milliards yu bëri ci wàllum yoon moo di ci pétrole bekk gaz bi ci réewum Sénégal. Le Soleil ne mbirum Petro-Tim bi la tey doyen des juges moo nga cay baral loxom ba tax jamono ji ñi nu njort ne am na lu nu ca xam moo nga leen di woolu ngir déglu leen démb rek Boubacar Camara ak Clédor Sène ñoo nekkoon ca kanamu doyen des juges tey ji moom doyen des juges dina déglu Souleymane Ndéné Ndiaye mi fi nekkoon ilimaani jëwrin ci jamonoy président Wade ak ki fi nekkoon ministre ci ay jamono di Samuel Sarr li lépp nag Le Soleil national nee na li ci doyen des juges jublu moo di leeral mbiri pétrole bekk gaz bi li leer te wóor moo di démocratie réewum Sénégal moo ngi ci sukuraat Barthélémy Dias moo ko wax ubbil Vox Populi maire Mermoz Sacré-Cœur bi ne mim réew daal nan fi wax lu nekk ba mu des démocratie ndax nag président Macky Sall ak gouvernement am naax saayal nan ko ba démocratie jeex fi waaye nag Dias fils nee na bu garab yi doon fàq suuf si jalaa ñooy itam président Macky Sall ak i àndandoom ne leen biir ni ñetteelu mandat moom mënuñu ko am te it lu mënul nekk la te nag baye boo ñu teel caa génne seenum xel balay bëy di wëy mbuus ndax nag Barthélémy Dias nee na ñetteelu mandat bi bu ko président Macky Sall tegee ci wàllum politique du tax mu am ko moralement itam waxi nopp laas ne moom président Macky Sall sax jamono ji wax jay jib ca pale ba war na koo doy soxla ndax nag journal bi nee na pale ba daal daas ba di Awa Ndiaye moo effacé Jean Simon Maxime Ndiaye tax sama naataangoy jàpp ni Macky Sall këram ga di pale ba yëngu na. L'Observateur ne leneen loo xam ne jamono ji moo yitteel njiitu réew mi di président Macky Sall moo di defub audit ci alalu nguur gi nekk fële ca biti réew journal Futur Média bi yokku ci ne lu ni mel moo tax président Macky Sall yabal na fa IGE di inspection générale d'État te nag lépp moo ngi jukk gannaaw coowul 850 millions ya bàyyeekoo ca Milan. Le Témoin ne lu ci mën di am daal na président Macky Sall tey ci mbirum nguur gi fële ca biti réew ba ci biir réew mi jamono ji ñëpp li ñuy waxtaane moo di màggalu ngën gi mbindeef alayhi salaatu wasalaam di gàmmu gi waaye nag ñu bëri ci askan wi li ñu xamal sama naataango yi moo di ca seen biir kër la ñuy gàmmoo ndax dëkk bu dëgër. mi ngi noonu kon nekkoon li yëglekaay yi xëye tey wàllu musique la ñuy jeexalee jotaayu Midi Culture ñu nekk ba tey ci yoonu gàmm gi sabab ñu leen di digtal woyu Youssou Ndour bi mu dub